téléspectateur yu ITV di leen nuyu di leen ziar di leen dalal jàmm seen émission kennu askan wi tey ji ñu am mbégte dellu si naka noonu ñu am mbégte dalal capitaine Moustapha Kane nekk chef de la brigade régionale d'hygiène de Dakar naka noonu moom mooy chargé de communication bu service national d'hygiène capitaine man lay dalal jàmm ci plateau kennu askan wi fii si ITV. merci beaucoup Malick maa ngi lay sant aussi di la gërëm ci invitation bi ngeen ñu invité. parce que quand même lii dafa bokk ci li ñuy soxla ngir li ñuy jox ay information mu jëm ci nit ñi. mu mën a dem ba ci ñoom. alors capitaine gis nañ service national d'hygiène ku ko wax sa xel dem ci wàllum prévention ku ko wax aussi sa xel dem ci wàllum lépp lu jëm ci wàllum désinfection ak yeneen pàcc fan yi ñu gis da ngeen sóobu bu baax a baax ci wàllum sensibilisation de proximité. alors mbas mi gis nañ mu ngi law di lawaat fan yi yéen a ngi banlieue jamono yi si ginnaaw yéen a ngi woon Jidda Caaroy kaw ak tamit Géejawaay. dem yéen a ngi woon Yëmbal lan moo sabab boobule doxalin. voilà merci beaucoup loolu li ko waral mooy xam nga bi mbas mi tàmbalee ba léegi. daanaka booben ma ne lu ñu xamoon ci ay message rek jàllale nañ ko. mooy ci suñu service yi service de l'éducation pour la santé ministère de la santé ñëpp a ngi ciy wax médias yi kenn ku ne yaa ngi wax ay xibaar. mais malgré ça gis nañ ne ba tey mbas mi ngi yokku. kon dafay mel ne bi nu seetee ñun dañoo posé wu ne waaw léegi ndax ñun léegi message yi ñu joxe. message yi ñu joxe est-ce que loolu nit ñi ngi koy defee ni nga xam ne noonu leen ko bëggee. ndax souvent masalan su ma la waxee dañuy wax ne nit ñi dee leen raxasoo ndox ak saabu. ci kër yi. dañuy raxasoo ndox ak saabu ndox ak saabu. raxasoo ndox ak saabu nag bu ñu ci yamee rek day des. faaw ñu jéem a xam est-ce que nit ki. ni mu ko war a defee mi ngi koy defee nit ba mën koo jëriñoo. voilà loolu sax daañu ci ñëw ci kanam tuuti. mooy différence entre raxasu ak ndox ak saabu naka noonu ak tamit nga def gel mu nekk ñaari pàcc yoo xamante ni bu si nekk. am na fu ñu ko war a jëfandikoo. bu si nekk am na aussi njëriñ loolu yëpp dañ ko yaatal ci kanam tuuti. alors suñu demee ba yéen ngeen gis ni sensibilisation de proximité. dafa jot loolu bokk na. si li nga xamante ni mën na wàññi feebar bi bu baax a baax kon da ngeen dem ba si biir xam ni feebar bi communication yu si am yëpp ku si nekk mën nga toog nga ni kenn waxul ak man keneen nañuy waxal moo tax yéen ngeen jàpp ni dem si kër yi dem si ménage bi bokk na si luy saafara lu mel. voilà loolu la ndax xam nga message bi bu fekkee c'est un message général. kenn ku nekk boo xawee bu sa xel xawee gàtt da ngay wax ne kenn waxul ak man. waaw keneen nañuy waxal keneen la ñuy waxal. te boo xoolee message yu ci bari noonu la doon demee donc moo taxoon ñun bi ñu xoolee loolu évaluer un peu parce que sunu personnel bi dañuy dem ba ci biir kër yi di gis nit ñi ni doxalee ñu ne war nañoo mottali message yi. bi ñu joxee xibaar bi ba pare war nañoo demaat ba ci biir kër yi xool nit ñi nan la ñuy jëfandikoo message yi. wax naa la léegi problème mu raxasu ndox ak saabu. léeg-léeg ñu ne nit ñi bu ngeen demee nekkee seen kër yi ngeen di utiliser eau de javel. doole ci ndox mën naa désinfecter seen loxo. mën naa désinfecter yi taabal yeeg objet yi ne kër yi ndax foofu yëpp virus bi mën na cee nekk. ndax gis nga man ni ma tegee samay loxo bu dee kenn xamul fu may jóge mën naa fee bàyyi dara. kon loolu dafa war ci kër yi. loolu nag bu ñu ko waxee kër yi rek ñu yem ci message yi noonu dafay des faaw ñu dem ci kër gi toog nit ñi wax ak ñoom de vive voix wan leen sax s'il le faut ni ñu koy defee mais waxtaan ak ñoom parce que souvent aussi communication dafa laaj feedback li ñuy wax feedback. mooy man su may joxe ay message war naa aussi ki ma koy jox ma déglu ko ba xam moom nan la xamee message bi ak nan la koy jëfee. loolu nag moo indi ñu changer stratégie bi. ñu ne dañuy dem ba en proximité. ci biir kër yi wax ak nit ñi eau de javel noo koy defaree. loxo yi ndox ak saabu noo koy defaree. nan nga war a raxasoo. agent yi noonu la ñuy def ci liggéey boobu dañoo jëlaat bàjjenu gox yi. nekk ci biir quartier yi. dañ leen ci invité waat nga xam ne dañ koy ànd ak ñoom ndax communication la. alors ba ngeen demee si yenn quartier yi lu si mel ni Jidda Caaroy kaw wala Géejawaay naka noonu. Yëmbal lan ngeen constaté laataa ñoom ñu leen fay gis. lan ngeen gis ba yéen lan ngeen fa yokk. ba ñoom ñu fësee ne topp yéen li ngeen fa bàyyi. waaw. benn bu ma jëlee message bi nga xam ne message yu raxas loxo la. dañuy dem ci kër yi def ay démonstration. démonstration waaw nan la ñuy raxasoo loxo. ndax raxas loxo. waaw dafa am yoon. dafa am yoon
dañ lay wax ne da ngay tooyal sa loxo xam nga ndox ak saabu lan la wax da ngay tooyal sa loxo ba mu tooy nga jël saabu bi appliqué ko saabu bi mooy rey microbe bi. saabu bi waaw mooy rey microbe bi ca temps bi microbe bi war a nekk maanaam ni mu koy mën a reyee lu gàtt faaw mu nekk contact 30 secondes lu gàtt. xam nga maanaam foog saabu bi application bi nii ak ni ngay raxasoo nga fexe ba minimum mu mat 30 secondes. xam nga fi ne boo xoolee sax ñu bari rek dañu jël rek. daa jël nii rek après xëcc ndox mi rek. waaw mu jeex raxasu boobu taxul li taxoon ñuy wax raxasu ndox ak saabu loolu taxu ko. kon am na différence entre fekkee ni yow ndox ak saabu bi. nekk na si yow 30 secondes ak tamit fekkee ndox ak saabu bi da nga ko def nii mu gaaw lan mooy différence. waaw différence bi mooy temps de contact. c'est-à-dire que pour que virus bi wala microbe bi ak lu mën a doon li nga xam ne mooy ne ci loxo bi. temps de contact bi mu war def ak saabu bi lu gàtt. loolu moom science la. dafa war a mat 30 secondes. donc durée boobu dafa am solo nit ñi mën ko respecter parce que bu ñu ko respecté wul rek microbe bi du dee. te bu deewul day mel ne raxasu bi kon amul njariñ. alors ndox ak saabu est-ce que dañ ko war a jëfandikoo si fànn bu nekk wala si yan cas nañ war a mën a. jëfandikoo ndox ak saabu ak tamit si yan cas nañ ko war a bañ a jëfandikoo. waaw wax nga ko question bu am solo. parce que nit ñi dañuy jaawale. raxasoo ndox ak saabu ak jël gel def ko ci sama loxo ne xëy na mën na koo wecc waaye benn bu ne dafa am foo ko war a defee. léegi d'abord ñu njëkkee si ndox ak saabu dañuy wax ne bu sa loxo taxee masala nga am liggéey boo xam da nga koy liggéey yaa xam ouvrier nga yaa xam daal liggéeyu loxo xam nga ñun loxo la ñuy liggéeyee. soo gisee sax ñun la raxas loxo ñu war koo gën a fonk mooy ñun lépp loxo lañ koy defee. loxo la ñuy liggéeyee da ngay nuyoo loxo koo joxal loxo sax xëy na mën na am nu nga ko gisee. te moom mi ngay joxal loxo xamoo lu ne ci loxoom. te it am li gën a garaaw. boo demee ci wanag loxo ngay utiliser. ca boo dee lekk aussi loxo ngay utiliser. donc xam nga lavage des mains même au niveau mondial. dafa am bis bu ñu ko jagleel muy le 15 octobre. nga xam ne au niveau mondial la de dañ ci finance xaalis bu du jeex ndax bëgg réew yi. gouvernement yi état yi engagé wu. pour ñu sensibiliser nit ñi. parce que dañoo gis ne feebar yu bëri ci loxo lay jaar. rawatina nag contexte bi ñu nekk. waaw rawatina nag contexte bii moom. alors léegi nga ni ku sa loxo taq. voilà loolu foog ñu faram fàcce ko. waaw mu ngoog mu raxasu. ndox ak saabu. loxo yu taq lañ koy def. loxo yu taq. waaw mais taq lan. taq rek maanaam taq. bokkul ak lan poussière wala lan. waaw taq boo xam ne yow mën nga koo gis. xam nga taq boo mën a gis ak sa bët mooy taq boo xam ne ni moom visiblement. dafay feeñ moo xam ngay liggéey. di jàpp dara loola am lu muy am jeexee sa loxo ba nga xam ne yow sa loxo yi tilim moom daal la ñuy wax tilim. kon cas boobu. kenn warul utiliser. gel foofu sax dañ ko fee tere. lu tax dañ ko fee tere kon ndax gel dafay désinfecter loxo. gel. xam nga li ma la wax bu dee da ngay liggéey. sa loxo di salte foofu da ngaa war di raxas sa loxo ndox ak saabu. xam nga léeg-léeg nag mën ngaa toog sa bureau comme yow mii comme man mii ñuy liggéey. ba pare laaluñu dara loo xam ne. day taxal suñu loxo. waaye teewul nag mën ngaa laal document boo xam ne nga jox ma bouteille bii ma jël. ñu weccante am may téléphoné sax nga ne ma awal ma sa téléphone wala wuyul diw. commande téléphone bi nekk ci kër gi kenn ku ne di jàpp di bës. commande climatiseur yi la même chose. te kenn ku ne ko jàpp ci kër gi. ak porte yi tamit. ak porte yi ngay dugg ci kër jàpp ci loxo yi dugg. surface yi aussi la même chose waañ yi kenn waxaale wu ko. kon xam nga ñooñu sa loxo mën naa bañ a taq. waaye nag mën naa am ay microbe mën naa am ay virus. loolu mooy taq-taq bi nga xam ne sa bët du ko gis. mais léegi dans ce cas. waaw dans ce cas mën ngaa utiliser gel. ca foofu rek sax lañ ko diglee. mais fii nag da ngay gis ni fii nit ñi moom. waaw mbedd yi sax dañuy jaxas mélange de. waaw mbedd yi sax dañuy yoxe gel topp ci nit ñi jox rek. mais mooy dañ ko war a nii lañ ko war a xamee mooy ndox ak saabu pour loxo yi tilim la. ci boo defee ndox ak saabu loxo yi tilim soxlawaatoo ngay def gel. parce que li nga waroon a def li la lee doon jëriñ moom la lii di jëriñ. gel bi nag boo yoree sa bureau yor sa boutique yor sa kii liggéeyuloo liggéey yoo xam ne nii. gis nga image bi de. voilà image bi day wane commentaire ngay wax. waaw image bi loolu la parce que fii dafay xëbal. day xëbal donc foog mu xëb. waaw faaw mu xëb
amul def nii kurti ah déedéet xëb bi ak temps bi ak aussi fenn fu nekk ci biir loxo yeeg diggante baaraam yeeg yëpp. Doo bàyyi fenn. parce que micro fu mu mën a kii fu mu mën a nekk ci diggante yi dafa yomb. loolu tax temps boobu faaw mu def ko. ca sax dafa am xam naa bu ñu ñëwaatee waaye mën na ko leeral nii mooy. raxas bi boo defee sa loxo ba mu tooy. nga def saabu bi da ngay jonj nii ci biir loxo bi. xam nga fii moom boo ko jonjee lu yàgg. waaw mën ngaa ñëwaat jonj fii diggante baaraam yi nga def ko loxo bu ne. waaw gis nga ñëwaat sax doo bàyyi. alors banque bi. oui wey yi parce que biir wey yi lu mu tuuti fii la microbe di gën a bëri. lu ko defee saabu bi laal yëpp mu jël 30 secondes yi nga daal di lenqali. xam nga sànq nag wane nga image boo xam ne nii. waaw loolu sax xam naa ni réalisateur dinañ ko wanaat. danañ ko wanaat. ndax aussi xam nga des fois raxas loxo. waa fii. waaw ndax fii leen fii bañ. moo tax raxas loxo dëgg balaa baax sax mu nekk un dispositif. de lavage des mains nga xam ne yow sa loxo du laal du ubbi du tëj. ndax gis nga fii laal contact yi. waaw gis nga fii. soo bu raxasoo pare faaw day bëgg a tëjaat robinet bi. est-ce que gis nga. gis naa waaw ca bu fekkee daf ko bëgg taay moom loxoom set na bi mu ko raxasee. waaye moom moo ko ubbi woon mën na faa bàyyi dara. bi mu paree mu ñëwaat jëlaat loxoom tëj dem. fekk na la mu fa bàyyi woon. jël na ci dara. am keneen ku ñëw. waaw keneen ku ñëw la même chose. nga xam ne boo gisee sax dispositif yi nga xam ne moom la ñuy digle. nga xam ne lu mel ne UNICEF dañu ciy jox da nga gis sax ñu koy jaay. day doon dispositif yoo xam ni doo ko ubbeek sa loxo. am na yii sa conco ngay puus rek benn languette mu ubbeeku loolu la ñuy bañ dañuy bañ yow nga laal ko. très bien ndax boo ñëwee di raxas rek sa loxo taq na soo laalee bàyyi nga foofu dara. soo ko paree ba di ko tëjaat bàyyi nga fa dara. alors mu nekk ay yoo xamante ne ay explication yu am solo. moo tax man ma bëggoon aussi ñu xuus si bu baax a baax. alors nit ki su jógee si wanag. waaw saabu rek la war a laal wala lan. waaw foofu tamit jar na ñu faram fàcce waaw foofu tamit fi mu ne am na liggéey bu am solo boo xam ne ñun service d'hygiène ñu ngi ko ci def. oui ndax raxas loxo yooyu bi ñu xamee ne baax na ak ñu ko jàngalee ni ñu ko war a defee. ak sax di la jàngal dispositif bi yow noo ko mën a liggéeyee ba dispositif bi mën nga ciy raxasu te doo ko laal. fii ne boo demee ci àll bi am nañ ay programme yoo xam ni dañ ko tuddee assainissement total piloté par les communautés. nga xam ne dañ leen di jàngal maanaam ci biir programme bi paquet d'hygiène bi ci ne ci biir lavage des mains daanaka moo ci jiitu. moom maanaam ñu jàngal leen ko même dispositif yax dañ koy def ak ay moyens yoo xam ne nii ay moyens yu rudimentaire lay doon. yoo xam ne nii cherut mais am na noo koy kii bidon am fil booy def pédale nun koy liggéeyee ba nga xam ne soo bësee sa tànk rek dafay basculer ndox mi ñëw nga raxasu doo laal soo bàyyee ndox mi delluwaat fa mu nekkoon léegi nag dispositif boobu sax am na fii si suuf yoo xamante ne pédale sax ngay laal sa loxo su defee da nga koy pédale voilà loolu rek lañ ci jublu pour nga bañ ko laal di fa bàyyi dara donc da nga poser question bu am solo mooy ci yan moment leen war a raxasoo ndox ak saabu. dañ koo tànnal ay barab yoo xam ni dana wax ne baax na fépp. mais nag ci barab yi la gën a baaxee. muy yan bi ci njëkk mooy sa buntu kër boo mënee am un dispositif nga def ko fa. sa buntu kër. nga xam ne képp ku génn comme ni nga waxee woon da ngay génn nuyoo dem ci mbooloo yi dem ci liggéey nanga xale yi. dem football bi jëm bu demee ci ay eaux usées ñu fekk ko fa seppi. keneen noonu bu jógee ci loolu bu ñëwee foofu moment la boo xam ne nii dafa war a am sax un dispositif buy fàttali. ne fii da nga fay war a raxasoo ndox ak saabu. léegi image bi dal si ñëwaat tuuti suñu mënee commenter image yi. voilà ngay wax image yi baax na parce que boo gisee dispositif yi yëpp. li tax ñu koy gis nga am na fooy def saabu bi am na ndox mi nga xam ne nii mooy génnee pour du sotti ko ci suuf di tooyal foofu di ko yàq foofu lay dem nga xam ne balay fees nga mën ko jël. dem tuuri normalement gisuma bu baax pédale bi waaye war na am système boo xam ne nii moo war di génnee ndox système boo xam ne da ngay pédale te doo ko laal. oui waaw wala nga bës ak sa concoo langet robinet bi ubbiku. oui di gërëm baax suñu réalisateur xam naa du ñàkk danañu waraan yeneen image muy Ndiaga Seck alors nga ni buntu kër yi. waaw buntu kër barab la ci benn barab yi. ndax dañoo identifier ay barab. buntu kër barab la boo xam ne dañ fee war a raxasoo ndox ak saabu boo génnee ci wanag barab boobu nag sax moo ci gën a am importance. soo génnee si wanag waaw ndax xam nga microbe yu bëri. ci dem àll yi la gën a bëree. ndax nit ñi dañ koy yor ci seen biir. moo xam nit ki feebar na moo xamul feebarut toujours day génnee ci biiram. ay microbe ay virus ay parasites yoo xam ne nii nit mën na ci jël feebar. mais teewul produit yu ñu fay def aussi si biir wanag yi baax na. waaw baax na waaye léegi li ma la wax daanaka nag loxo moom lañ fay utiliser.
xam nga am na yeneen xeet yoo xam ne duñ utiliser ndox loolu loxo waaye ñun loxo ak ndox lañ utiliser. ca ndox mu neen lay doon kon day mel ne liy génne foofu mën naa des ci sa loxo. ca moo tax foofu nekk barab bu am importance boo xam ne dañuy wax ne sax li baax dañ war a placer dispositif. ndax xam nga wax nit ki ne ko barab sàngam war nga faa raxasu rek ci kër gi su ma ko gisul mënuma ko def. mais bu fa dispositif bi nekkee. mu doon loo xam ne dañ ko faa teg moom da ngay mën a def loolu. kon loolu barab bu am solo la boo xam ne nii bu ci mbirum raxasu ak loxo. waaw beneen barab bi mooy digg kër gi fi nga xam ne fi la ñuy lekke ndax bala ngaa lekk danoo farataal ne foofu da ngaa war a raxas ndox xam nga ñun danoo tàmm woon da ngay lekk ba pare. sa loxo niin nga soxla saabu dem wut saabu raxasu. waaye sa raxasoo saabu bi nag mi ngi baax bala ngaa lekk. waaw bala ngaa togg bu dee jigéen la. waañ bi da ngaa war a raxasu ndox ak saabu. ba set waaw sa doom boo ko dee jox muy nàmp. nga jël dugg sa loxo war ko jox benn bi sa loxo war naa set. xale bi boo ko defaree ba pare war ngaa raxasu ndox ak saabu. kon gis nga barab yooyu dañ koo tànn muy ay barab yu ay ñu tuddee ko ay moment critique. pour raxasu ak ndox ak saabu. beneen na ngi ni ñu gis que si image. voilà bii tam ay façon la façon yi moom façon yi bari na waaye boo ci gis rek principe bi benn la. waaw mën na wuute ci nin ko defaree design bi ak yooyu. waaye lépp rek da ngay gis ne day am ci kaw ndox mi fi ngay def ndox mi ci kaw fi ngay teg saabu bi wala fi ngay teg savon liquide bi. wala sa morceau savon ak fi ngay dékk ndox mi ba barab bi mu nekk ndax lu mel ni boo ko yoree ci kër aussi waroo ko bàyyi muy wala ngaa ndox mi di kii mën na indiwaat beneen problème. alors si seen campagne de sensibilisation bi su weesoo Djiddah Thiaroye Kaw Guédiawaye Yeumbeul Dakar Plateau aussi si la bokk ak tamit yeneen Dakar Plateau région bi yëpp. xam nga région bi yëpp département bu ne am na ay sous-brigades yoo xam ne ñoo fa nekk di liggéey. dañoo jox nag ay institutions sous-brigades yëpp ci liggéey bi ma la wax ne message yi baax na waaye léegi nag nan dem ba ci biir kër yi. ñu jàngal nit ñi wan leen. léegi nag brigade buy lancé opération bi yeneen brigade yëpp day ñëw jàppale la. ak seeni moyens ak agents yi nga xam ne mën nga am une 60aine d' agents wala 70 agents ci benn barab ca quartier yooyu aussi duñ ko choisir noonu rek. dañuy dem ba ci médecin chef de district bi. bi nga xam ne moom moo yore épidémiologie de zone bi. mën na ne mbas mi de gis naa ne quartier sàngam bii vraiment ñi fiy jóge di ñëw foofu la ëppee. ñu xam ne foofu kon am na problème. am na nag wax dëgg yàlla pour ñu mën leen a gën a soññiwaat. ci biir kër yi pour ñu gën a respecter. mesures barrières. alors ba fi mbas bi tàmbalee ba léegi yéen a ngi désinfecté bu baax édifice public yi. bu baax. waaw loolu moom ñi ngi ci. yéen a ngi ci ba léegi ak deuxième vague bi ba léegi sax planning yi day continuer ndax xam nga deuxième vague bi mu ñëwaatee marché yi gis nga dañoo jëlaat ay décisions. ne day am ay heures yu ñu koy fermer am ay bis. loolu pour ñu mën ko nettoyer ba mu set la service d'hygiène di jaar régulièrement pour di def désinfection yi. yooyu sax man dama daan wax ne même bu dul mbas mi sax dafa war a continuer. ndax marché yi nag ku gis ni mel ca li ñu lekk lépp fa lay jógee. vraiment loolu moom dafa war a continuer. mais marché yi dimanche ngeen doon def li ni mel wala. waaw non xam nga yëpp sax marché yëpp. marché kii yëpp xam nga marché bi bu ñu ko tëjee à partir de 18h service d'hygiène mën na ñëw ci guddi gi sax def ko ndax bari na yoo xam sax ñun guddi leen koy def. guddi ngeen koy def waaw am na yoo xam nag mën nga ko def dimanche parce que dimanche yi comme duñu ubbi. alors kër yi nag. waaw kër yi li ma ci doon dolli. bi ñu leen wanee ni ñu war a raxasoo ak loxo ak ni mu war a demee. beneen problème bi ci dolliku mooy eau de javel bi ñu leen wax ne mën naa désinfecté. eau de javel bi nan lañ koy mën a koojee ak ndox. ba dosage bi maanaam jaxas bi. waaw jaxas mélange bi. waaw loolu beneen jàngale la. boo xam ne dosage bi. nan la war a tëddee. xam nga foofu dosage bi bu dee yi ma leen wax nii surface yi ak yenn kii yi concentration bi nga bëgg mooy bi ñuy wax 0,5%. te yooyu pour nga am ko. yooyu sax moom day compliqué nit ñi moo tax ñun duñ utiliser sax terme yooyu dañuy ñëw rek ñu wax leen ne soo bëggee désinfecter sa table wala sa lokay buntu kër wala foo xam daal nit ñaa même contact yi lampe yi même sa bouton sonnerie kenn ku ne ñëw di sonné kenn ku ne peut-être la mu fay bàyyi bul ko xeeb donc yooyu régulièrement dañ ko war di désinfecter loolu nag pour nga mën a am solution eau de javel ak ndox boo xam ne nii dosage bi baax na pour loolu mu mën a rey virus bi da ngay def nattukaay boo am masala nattukaay bi nga am soo defee lu toll nii ci eau de javel nga boole ko ak ñeenti yoon ci ndox. ñeenti yoon ci ndox. waaw lii yaa xam nag yow li nga soxla ak sa kër ni mu rëyee
parce que kër yi bokkul. Oui. surface yi bokkul waaye bu fekkente ne yow li nga yor xam yaakaar nga ne lii daal 5 fois su ma ko amee ndox dana baax da nga jël benn partie eau de javel même jumtukaay bi nga utiliser nga wutaat ko ñeenti yoon ndox ñeenti partie ndox nga boole ko. noonu daal loolu soo ko defee rek da ngay am sa benn éponge nag boo xam ne nii boo kii def ci alors xool surface yi nga war a désinfecté bu dee ay objet la. bu dee loo koy buntu yi loolu moom dafa am solo. oui am na ndax solo fi mu ne boo dee xool nga xam ne léegi transmission communautaire ba nga ko dalee wax kenn xamul kañ la. actuellement kenn xamul virus bi fu mu nekk ak fu mu ak nekk. fu mu nekkul. comme xamuñu ko nag dañ ko war a traquer partout. am na solo ma fàttali suñu mbokk téléspectateurs yi ñu ngi dalal capitaine Moustapha Kane nekk chef de la brigade régionale d'hygiène de Dakar mën ngeen participer si émission bi soo leen wootee si 88 628 74 74 88 628 74 74 alors Moustapha Kane yéen nga xamante ni da ngeen di nekk si terrain bi bu baax a baax mais da ngeen di exposé wu yan disposition ngeen jël ba moytu bu baax a baax waaw feebar bi xam naa firnde ji wane ne rek. ndax yéen moom vraiment da ngeen exposé wu. waaw dañuy exposé wu ndax xam nañ loolu aussi mooy. xam ngeen loolu yéen a médecin yeeg te yooyu it firnde moom yëngu ci wàllum santé moom. voilà Vraiment. firnde bi koy wane je touche du bois wax dëgg yàlla amaguñu ay cas de contamination te loolu li ko waral. Oui. mooy rek protection bi. ak respect xam position bi ñu yor nga xam ni on est parce que ñun dañoo nekk ci centre de prise en charge yi. prise en charge. waaw fi ñuy fajee ñi am Covid. service d'hygiène dafay ne. oui ndax mooy assister prestataires yi fajkat yi pour que ñoom ci seen bopp ñu bañ a contaminé wu. ci man ñi di faj. waaw service d'hygiène day ñëw toog nekk fa. waaw. liggéeyam mooy di leen assister. ci désinfection yi. ñëw di leen désinfecter ñoom seen bopp. si Oui. li ñu sol dañ koy Yi ñu sol. désinfecter. Oui. ndax ay EPI la ñoo xam ne mooy nekk en waaye contact. mooy EPI waaw. te yooyu yëpp virus bi da ciy mën a dem dañuy liggéey bu ñu paree dañ leen di des seen loxo li ñu soloon ñu mën a génn ndànk ba ñoom duñ contaminé wu. xam nga kiy def loolu moom leen war a njëkk a formé oui ndax moom itam il est exposé comme ni nga ko waxee. bien sûr. waaw gestion déchet bi déchets yi nga xam ne day am nga xam ne li ñuy fajee day am ay kii ñu koy moom itam dañ ko war a désinfecté. am barab yu ñu koy jaarale yoo xam ne aussi du mën a contaminer kenn. xam nga ne kon foofu mais malgré loolu aussi service d'hygiène fépp fu am un cas positif nit koo xam ne affaire bi dafa la dal. oui dañuy jël sa adresse. dem sa kër pompe ko. dem sa ndax kër. yow mi jóge foofu kon bàyyi nga fa virus bi. boobu dama fa ñëw pompe ndax pompe li mu jariñ mooy virus bi bari waaye bi mu war a bari ci dans un volume nekk ci kër gi boo ñëwee boo pompé vraiment dafay anéantir après ñu waxtaan ak nit ñi nag ci mesures yi nga xam ne moom laa doon wax. désinfection yoo ak yooyu. surtout que léegi nag am na aussi ay cas yoo xam ne ci kër yi lañ ko jël en charge. kooku dafay laaj. voilà gis nga lii moom ay opération la yoo xam ne soit ci marché yi lay doon. wala lu mel ne ay gare routière yi parce que lii tamit dafa am solo ndax xam nga bii barab fi la nit ñëpp di dajee. te boo gisee ñu bañ sax nit ñi di dajee. foofu la transmission bi di gën a gaawee. waaye xam nga marché yi aussi ni mu demee. léeg-léeg tëj gi dafay indi ay jafe-jafe. donc mesures yi ñu jël rek. la mën a ay marché yoo xamante ni sax ñoom seen préfet jël nañ. ay mesures waaw ay arrêté 17h ñu ay 17h jël nañ arrêté dans tout le territoire de Dakar ak sax mën nga wax du Sénégal. autorités yi jox nañ leen sañ-sañ ngir que loolu ñu mën koo def en relation avec les maires. parce que maires yi ñooy gérer marché yi. alors yéen waa service d'hygiène fekkee ni da ngeen nekk si CTI di désinfecté naka noonu di saytu baax ñi yëngu ci wàllu wér-gu-yaram. yéen seen wàllu bopp nag yéen. yéen seen wàllu bopp na ngeen di aaree seen bopp. waaw protection bi mooy dafa am ay EPI. waaw mooy yi ngeen di sol. nga xam ne yooyu moo lay protéger da nga koy respecté nag. dafa am yoon. waaw dafa am yoon te foog nga teg ko si yoon. da nga koy teg ci yoon boo ko teg ci yoon rek mën na laa contaminer waaye xam nga service d'hygiène am na ci expérience Ebola jaar na fi. te Ebola moom la ñëpp gënoon a ragal. te service d'hygiène toujours day nekk au front. donc moo tax ñoom ay spécialement da leen defal ay formation mën nañu wax ni maladie lépp lu jëm ci wàllum maladie contagieuse transmissible épidémie vraiment épidémie d'hygiène ci ay mission am loolu da cay bokk lutte contre les épidémies. waaw ca mooy la prévention. parce que épidémie su lu mu bëri ñi ngi faj waaye bu ñu leen bàyyi rek ñoom ñuy faj ci defuñu lenn lu dogu feebar bi ba ñoom sax duñu surchargé ba nit ñi aussi duñu kii daanaka day mel ne liggéey bi day des. alors ci wàllum dispositif ak wàllum tamit matukaay est-ce que yéen service d'hygiène jamono ji mën nañu wax ni
am ngeen nombre suffisant naka noonu matériel tamit lépp mucc na ayib. waaw matériel bi moom defe naa ne information yi nga xam ne jàll na ci temps yi gis nañ ni. oui biñ duggee ci mbas mi autorités yi mën naa ko tàmbalee ci président de la république. ba ci ministère de la santé. gis nañ ne service d'hygiène rôle bi mu waroon a jouer xëy na des na ci wàllu jumtukaay. ci leen daal di def un programme d'urgence équipé boo xam ni d'une valeur de 3 milliards. ci la ñuy équipé sunu ba ci département yi oto. pick-up yi nga xam ne une 50aine de véhicules. xam nga loolu d'un coup appareils yi aussi def naa ñu bari gis nañ ko. bi nga wane sànq nii ñu. di ko kii ci marché yi ay appareils de dernier cri la. oui mais ci wàllum personnel. waaw personnel bi moom personnel bi moom. wax dëgg yàlla buñ ko doolee ñu jël. waaw loolu moom buñ ko doolee ñu jël ndax nag nii jamono di doxe ak épidémie yi ni muy demee. ca loolu mi ngi ci biir projet bi xëy na lii daa gën a gaaw a neex a régler. xam nga équipement logistique moom bu xaalis teewee dem jënd ko rek joxe yomb na xam ne nag formation nag moom lu gàtt-gàtt. faaw mu jëm ab diir. ak ñi nga war a recruter ñi ngi leen war a former waaye c'est un plan global de 10 milliards yoo xam ni président de la République moo ko génnee wax ne lii bu ci dara mooy service d'hygiène. kooku moom wax dëgg yàlla jéego boobu moom defe naa ne mësta am ci service d'hygiène te loolu ñu ngi ko ciy sant. alors sànq expliqué nga technique de désinfection yi jëm ci wàllum kër yi entreprise yi naka noonu ak édifice public yi. foofu yan technique moo fa war a mën a dem ba tamit mbir mi nan lay tëddee. waaw technique yooyu tamit ñooñu dañ leen di woo ñu nekk en rapport avec le service d'hygiène. oui xam nga su fekkee mbas dafa am. xam nga ñun danañ def désinfection danañ agréer ay nit yoo xam ne nii seen xam-xam màcc na ci liggéey boobu. mën naa nekk ay anciens yoo xam ne ci service bi lañ jógee wala ñoo xam ne dañoo am xam-xam bi am moyens yi bëgg a investir wu di def liggéey boobu di fayu loolu yoon may na ko te dana ñëw service d'hygiène ñu seet leen ba ñu am moyens yi am personnel yi lim laaj lépp ñu xam ne am nañ ko ñu jox leen agrément pour ñoom bu un privé bëggee ñu pompal ko moom day ñëw pompal leen. waaye léegi nag bu fekkee waa lii moom ba tey rek ci liggéey bi la. nga xam ne ay barab la yoo xam ne daal day doon nit ñi dañ fay dajee. nga xam ne am na possibilité virus yi bari fa. donc matériel bii ngay gis nii moom ci matériel yooyu la bokk. vraiment yoo xam ne moom yombalal nañu bu baax a baax. wax dëgg yàlla suñu liggéey. ñu ngi woon ci édifice yi waaw société yi dafay am yoo xam ne dañ leen jox agrément. parce que service d'hygiène mënul particulier bu ne xam ne laaj mu ñëw pompal la. waaye ñoo bu leen di saytu noonu di leen topp ñoom mën nañuy def loolu ak particulier yi mais su mbas amee nga xam ne muy Covid bii dañuy suspendre désinfection yooyu nga xam ne dañ ko war a def ngir xeex mbas mi dañ ko suspendre. service d'hygiène moo war a def liggéey boobu. ndax loolu kii public la waaw. moo ko war a def loolu tamit am na un arrêté bu ministère de la santé génnee. bu repréciser waat loolu. ne ci mbas mi foog ñu respecté ko. parce que lii tax mooy privé bi xam nga bu mbas amee dañuy def ay procédures. opérationnelles normalisées nga xam ne dañ koy tëral li ñu liggéey ni ñun dafa am procédure yu muy jaar. sañ ñu ci sax jàdd nii ba jàdd nii dafa am produit yoo xam ne mën nañu war a utiliser su fekkante ne nag quelqu'un qui est en dehors du système la moom mën na am koo xam ne dafa xalaat ne dafa am koy wala dafa am Covid. moom mu dem pompe ko bañ a sartonte ak. li nga xam ne moom la liggéey boobu laaj. ca gouvernement bu boobu loola du neex a vérifier. voilà alors fekkee da ngeen dem si yenn bërëb yi yenn entreprise yi wala édifice yi ngir désinfecter lan moo gën ngeen fekk fa personnel bi wala ngeen bañ leen fa fekk. waaw xam nga ñaaree bu fekkee dafa am boo jëlee. ci dafa nekk ay détails yoo xam ne dafa am solo. dafa am solo. oui xam nga loolu lépp day dugg ci procédure bi ma la ne. ñun dafa am procédure bu ñuy liggéey. par exemple yow doo ñëw parce que produit yi ñu utiliser nga xam ne ñun sax dañuy protéger wu. duñ ko utiliser ci kaw nit ñi. doo leen ko utiliser ci kaw nit ñi. waaw ndax ay produits la. ay produits chimiques la dafa am ñu koy doser ñun bu ñu koy utiliser sax dañuy sol ay EPI pour protéger wu. kon loolu il faut mu am ay moment yoo xam ne nit ñi nekkuñu fa du mënta doon moment boo xam ne nit ñaa nga fa nga ñëw produit bi rek di ko xëpp. donc bu fekkee am na usine. wala un endroit boo xam ne ca loolu sax day am fii ne chaque fois booy ba ma suba rek day am ñu lay woo mu nekk benn kii bu mag ne la ñun danoo am un cas de Covid ci bureau mi ngi fi woon fii dañoo bëgg service d'hygiène ñëw pompal. donc loolu dañuy convenir ak ñoom. ci ay heures yoo xam ne nii kenn du fa nekk. ñu mën a ubbi yëpp pomper ko. produit bi mën a def effet bi mu war a def
de ce fait balaa ñu ñëwaat ñoom pour nekk en contact ak produit bi fekk naaw na ba ñoom duñ ci am benn jeexital. alors gis nañ si première vague bi yenn bëri bi dañ doon gis bu baax service d'hygiène est-ce que si deuxième vague bi noonu la mbir mi tëddee c'est-à-dire su ma waxee loolu mën naa si joxe exemple. wàllum enterrement ak yooyu noonu. est-ce que mbir mi ba léegi fa mu nekkoon la nekk ba léegi wala am na lu si soppeeku. am na soppeeku. ba tey rek mooy procédure yi ma lay wax. xam nga mbir mi buy dox. dañuy évaluer contexte bi ni muy doxee. ak ni muy présenté wu. au début enterrement yeeg yëpp ñun ñoo ko daan jël en charge. effectivement avec la Croix-Rouge. loolu aussi c'était pour protéger les populations. mais waaye gis nga am na ay xibaar yu bari yu ci am. ndax épidémie bi dafa am ay aspects. ay aspects culturels. culturels yoo xam ne aussi faaw jël ko en charge. parce que nit ki ak lu épidémie bi kii xëy na enterrement ni muy demee am na ñoo xam ne ñoo daan def loolu. di ko kii pour nga mën ko écarter rek def ko ca gisu ko gis nañ day indi ay kii. ay gis nañ sax même des fois si première vague bi am na ay enterrement yooyu doon dem. ñu leen di song wala yooyu mu nekk ay situation yu déplorable. lu ne am na ci loolu nag moo koy indi. mais loolu nag bu fekkee am na nag il faut nga xoolaat un peu contexte bi. xoolaat yenn procédure ngay mettre en parce que l'essentiel rek mooy nga protéger nit ki. donc léegi ak bu dee enterrement léegi dañ leen di accompagner. waaw désinfecter corps bi ñoom ci seen bopp ñu assister leen jox leen ay moyens de protection bu dee dañoo am koo xam ne wax ne kii kat moom lañ bëgg mu taxaw. mais est-ce que ñëpp ñu ngi respecter loolu. ndax tamit le problème mooy des fois nga gis enterrement ñi nga xamante ni ñoom ñoo si ànd jege. ki nga xamante ni moom nañ ñàkk. ñoom tamit ñu leen di massa bu baax di leen jàll. ñoom tamit est-ce que ñu ngi protéger wu bu baax a baax ndax fekkee ni nit kookule ñàkk bakkanam. Covid 19 la amoon. est-ce que mbir mi tamit du dem ba indi yeneen jafe-jafe si ñi nga xamante ni. non xam nga assistance bi ma lay wax ñoom ñi ngi koy assister bu fekkee ne nit ki dafa dog. nga xam ne ñi ngi ko war a yóbbu dañ leen di assister yóbbu ko ci morgue bi fi ñu koy defaree ak yooyu service d'hygiène da leen taxaw. comme ni ma wax désinfecter corps bi. xam corps bi boo ko désinfecter. bien sûr. jox leen ñoom aussi moyen de protection. mais est-ce que ñoom ñu ngi am moyen de protection. waaw bu fekkee ci cadre yi mu la wax moom mi ngi am. koo xam ne nag dafa décédé incognito kenn xamul ci lan moo ko rey xam nga loolu aussi service d'hygiène mën teew fépp mais daal bu fekkente ne ci cas wu pandémie bi la. képp koo xam ne da ngaa décédé ci structure de santé yi. dañ lay taxaw. bu dee aussi au niveau communautaire bu ñu amee information bi dañuy taxaw nit ñi ci morgue yi. pour que véritablement ñu mën respecter pour mën a protéger. mais si man si sama gis-gis capitaine Moustapha Kane am na benn paradoxe boo xam ne aussi foog ñu wax ko ndax fekkee ni yéen waa service d'hygiène nombre bi bëriwul loolu ba pare cas décès yi di bëri est-ce que yi lépp da ngeen ko mën matale. waaw lépp organisation la rek. liggéey moom organisation la. organisation la mais quand même fekkee ni décès yi dafay. gën a bëri mais amuñu problème buy posé wu boo xam ne. dañuy woo ci barab amuñu nit ku ñu fa mën a yóbbu. xam nga loolu. amoo leen problème boobu déedéet amuñu ko. bu ñu ko amoon it dana wax ne am na. ba mbas bi tàmbalee waaye mbas bi xam nga day priorité. c'est-à-dire que nag mën na am impact ci yeneen liggéey yi ñu daan def. comme lan. non xam nga li service d'hygiène bi mbas mi amut am na yeneen liggéey yu muy liggéey. waaw comme lan par exemple. ban impact nga jàpp ni des fois. non impact bi mooy. xam nga ñun ñëpp bu ñu concentré woo ci mbas mi. dana am yeneen liggéey hygiène yu ñu doon def. yoo xam ne dootul priorité quand même parce que lii nag moom mbas mi moom lu waaye mën di wax mbas mii leen war a xeex mu jóge fi. waaw léegi moom danoo dëkk ak moom. impact boobu laay wax c'est-à-dire que xëy na nan mënoon a présent woon ci leneen. dootuñu ko mën ndax ñun ñëpp dañoo jël concentré wu ci mbas mi ndax mbas mi mooy priorité numéro 1. waaye amaguñ ci véritablement fu ñu woo fekk foo xam ne amuñu ay équipe yu fa mën a dem ndax ñun dañuy am ay sax dañoo mettre en c'est-à-dire que nag loolu sonal na agent yi. yéen waaw noppalu lan moo la sonal non maanaam ni leen di utiliser quand même. dafay metti dafa metti waaw mais loolu yëpp moom mooy. effectif waaw effectif bi kay moom waxoon naa la ne la effectif bi moom. oui lu mu ko gën a dolli ñu dël. ndax liggéey service d'hygiène dafa am solo. dëgg la def nañ jéego matériel bi mi ngi fi waaye nag il faut ñu defaat beneen jéego yokk ressources humaines ndax dafa bari ñu dem dem retraite oui ca xëy na bi ñu tàmbalee di kii recruter mënatu la combler ñi nga xam ne alors ñi dem ba sax loo xam ne loolu maa ngi ciy gërëm oui suñu anciens yi nga xam ne ñoo newoon service d'hygiène ñu bari dañoo ñëwaat volontairement ak seen expérience bi ñu amoon ne ñun dañoo bëgg a jàpp ci xeex bi te ñoom ñu ngi ci ñu ngi ci alors si diggante bi ak ñi nga xamante ni dañ dem retraite
am na ay recrutement yu jot a am. waaw am na ay recrutement. actuellement nii am na boo yoo xam ne bi ñu génnee yàggut. oui mais y a un plan de recrutement en tout cas qui comme ni mu la ko waxoon. le président a mis de l'argent. oui y a un plan de recrutement mais est-ce que plan de recrutement bi waruñ ko accélérer. ak fii situation bi toll nii. xam nga man kilifa yi du ma leen di. waaye nee naa la plan bi mais si sa gis-gis non xam nga accéléré. oui man defe naa ne plan bi bu amee. xaalis bi am. defe naa ne kenn du taxawaal ndax xam le problème li ko mën a yeexal rek mooy xaalis ba ñam. le problème capitaine mooy mbas bi taxawul di xaar. waaw taxawul di xaar moo tax man la est-ce que waruñ tamit baral jéego. waaw non effectivement loolu kay d'accord nañ ci bu baax a baax d'accord nañ ci. ndax baral gi moom mooy plan bi am na xaalis bi teew na. xaalis rek moo daan yeexal mbir yi. xaalis waaye ñi jàng fii Sénégal ñu recruter leen moom yomb na. yomb na waaw. moo doon le nerf de la guerre comme ni ñuy wax ca loolu moom mi ngi sur place comme ni mu la ko expliqué woon. donc am nañ yaakaar ci ne véritablement service d'hygiène dana delluwaat. ci doole ji nga xam ne moom la yoroon. alors bërëbu rassemblement yi bokk na ci marché yi foofu wàllum désinfection yi guddi ba guddi la wala dimanche ba dimanche. waaw périodiquement rek périodiquement lañ koy xam nga aussi. désinfection mais loolu tamit est-ce que waaw. est-ce que loolu fekkee ni dafa am benn distance bi nga xamante ni am na ko soo leen désinfecté tey toog ak jour désinfecté. xam nga est-ce que mbir mi du xaw a doy waar capitaine. non amul benn problème loo gis rek day laaj planification. oui. te désinfection tamit xam nga produit yi sax dafa amaale li ñuy wax protection de l'environnement. c'est pas des produits yoo xam ne nii bis bu ne. yow sa bis bu nekk rek da nga ko war a nga ñu def ko ndax na yaakaar ne rek boo defee noonu day tax mu gën a kii. alors que demeewul noonu ay conséquences yoo xam ni tamit bu ëppee day am un peu de revers moo tax même traitement yi yow boo traité sa kër périodiquement dañ naan la toogal diir sàngam nga doo ko pompuwaat. waaye doo seet sa xel rek. ne xëy na bu gënee jege. moo gën a baax waaye bu gënee jege boobu mën na indaat problème. ca loolu lépp dañ koy intégré waale. ci protection de l'environnement. ak protection des personnes léegi yan conséquences nga jàpp ni fekkee ni nit ki xamul muy désinfecté saa su nekk mën na ko indi. waaw loolu moom daanaka boo ko dee xool mooy rek protection bi war a am contre les produits chimiques. oui ndax xam nga produit chimique moom mën na jaar ci sa buntu yëpp. bakkan bi ngay nooyee gémmiñ gi bët yi nopp yi. loolooy tax sax nga gis service d'hygiène buy def kii bi day sol masque boo xam ne dafa ànd ak cartouche. nga xam ne yow doo ko noyyi. ndax mën na sa der bii sax mën na cee jaar di dugg produit chimique parce que ay molécules la. loolu nag moo tax combinaison ngay sol bu jot boo xam ne sa yaram day nëbbutu sa buntu yëpp yi nga xam ne produit waroon na cee jaar dafay nëbbutu ba produit bi du ci mën a dem. nga door a mën a utiliser produit chimique. waaye produit yi ngay utiliser moom da nga war a jël mesure yoo xam ne du wëlbatiku di am jeexital ci sa bopp ndax bu ko yàggee def rek mën na la indi ay feebar. mën na la indi ay feebar yu jéggi dem alors ñi nga xamante ni dañu am yenn feebar yi laataa sax may ñëw si loolu dama bëgg nga commenter image bi nga xamante ne réalisateur bi jox ñu ko laataa may ñëwaat si beneen laaj bi. waaw lii lépp gis nga ni ko épée yi ni mu demee nga xam ne xaw na rek la tuuti. waaw xaw na moo tax si première vague bi soo leen doon génn dem ngeen doon. am ay jafe-jafe yu doy wax. loolu boo gisee bëccëgu ndar kam ngeen voilà parce que nit ñi dañ ko dul tàmm gis lu mel nii. dañ ko dul tàmm gis waaye lépp nag dana war a xam ne rek virus bi ni mu demee la. ak li nga doon wax sànq war gën war a protéger quand même su nit ñi nga xam ne dañoo nekk au premier front. lu mel nii lañ war a def raglu na waaye lii mooy véritablement li nga xam ne moom lañ war a def. loolu sax dañuy tax ba léeg-léeg xam nga nit ñi bëggee ñu ñëw ci seen kër yi dafay des parce que nit ñi dafay am stigmatisation bu ñu ciy dugg fee waa service d'hygiène dugg na fa kon xam naa ne nangam. ca feebar bi feebar rek la. mais léegi dematoo leen bëccëgu ndar kam. non ça dépend rek am na ñoo xam ne nii ñoom nangu nañ ko loolu ça ne les gêne pas. mais am na ñoo xam ne ni quand même day xaw a diis ci ñoom. des fois sax ñu lay wax ne la est-ce que du ngeen mën a sibiru. wala ngeen appareil bu ndaw. dans ce cas da ngeen di woote ngeen laajte ba xam. waaw yooyu yëpp da nga koy gérer waale parce que nit ki aussi loo ko bëgg a dimbali. il faut nga jël son environnement en compte. parce que bu ñu forcé rek ne non lii moom la war def ñëw ak suñuy jaagal ak suñu appareil yu rëy. waaw mën nañ la faa bàyyil loo xam ne gêne boo xam ne ci sa diggante dëkkandoog yooyu. te loolu sax xëy na nit ñee koy gisee noonu rek waaye c'est rien du tout. feebar bi c'est du feebar boo xam ne yow yaa ko teg sa bopp te kenn mucc ci aussi. kër goo joxee naan kër gi am na wóorul ne ëllëg da nga ne man parce que ni mu demee nii ak ni muy ñàkk protection bi ak nit ñi ni muy doxee. kenn wuru ca joxoñ kenn naan nangam
waaye loolu lépp ñun dañ koy bëgg a gérer quand même. Ouais. ci ak aussi en respectant mesures yi nga xam ne quand même dañuy protéger aussi suñuy nit. am na solo alors wàllum désinfection gis nañ am na si ñoo xamante ni peut-être yenn xeet yi wala peut-être mënuñ ko nangu wala ñi am asthme ñi sinusite loolu yéen ñoom lan nga leen di digal su ko defee fekkee ñoom dañ nekk si bërëb boo xamante ni dañ ko désinfecté ñu mën a moytu wala ñu bañ fa nekk. waaw mooy loolu mooy ñun ci procédure yi. Ouais. bu ñu waree ñëw sa kër pomper ko dañ lay avertir. wala ne la telle heure leen fay ñëw waaye nit ñi dañoo war a génn jigéenu wérut yi dañoo war a génn xale yu ndaw yi dañoo war a génn. bàyyi ba ñu def liggéey bi ba ñi nga xam ne comme ni nga wax ñëpp war a génn mais ñooñu moom spécialement. oui ak jigéen ñu wérul waaw produit yi impact bi muy am ci ñoom dafay gën a doy waar. ñooñu ñëpp dañuy génn bu ñu pompé ba pompe bi jeex ñu tëj bàyyi diir des fois ay 1 heure 2 heures de temps ñu kenn ñëw ubbi aéré produit bi dégagé wu. nga xam ne du dugg kenn. ñun nit ñi door a ñëwaat intégré kër gi. waaw loolu mooy les mesures. alors sànq wax naa édifice yi wax nañ aussi marché yi léegi juma yi nga xamante ni jamono ji ñu ngi fay julli ba tey loolu tamit bokk na seen. plan d'action moo wala tax kay gis nga am nañ fi ne plan def nañ plan d'action des gares routières. oui ndax gares routières yi gis na ni. ak gares routières yi tamit oui. moyen de transport yi gis nga ni ko nit ñi doon utiliser ak ñàkk utiliser masque yeeg ni ci biir yooyu yëpp. am na plan gare routière boo xam ne jaar na ba jàll. am na actuellement ñu ngi ci plan. mais jaar na ba jàll. maanaam première vague. waaw première vague mais dañuy ñëwaat. dañuy ñëwaat. kon yéenay déroulé seen plan d'action. voilà ok mais c'est des lieux vraiment yoo xam ne dañ ko indiqué lu mel ne gare routière yi marché service public fi nit ñi di dajee yooyu régulièrement dañ koy war di pomper. voilà mais en priorité nag quartiers yi nga xam ne ñun xam nañ ne c'est des quartiers de grande transmission waaye transmission communautaire moom bu xasee ba am. daanaka da ngay naan ko waaye boo xoolee épidémie bi Dakar day jiitu Thiès topp ci ainsi de suite. mooy zone yi parce que rassemblement yi ñoo bëri. alors zone yi ngeen jot a jaar lu si mel ni ay yëmbal géejawaay Jidda Caaroy kaw. jàpp ngeen ni vraiment population bi adhéré nañ ak lépp lu jëm ci wàllum technique de désinfection si ménage yi ak approche de proximité bi. ñoom fas nañ ko approprier. waaw xam nga communication moom. message boo ko joxee. faw am lu des ci nit ki. su ma la nee lii baaxul bu ko def nangam ak loo même boo ko xawoon a bañ sax dana am ëllëg. bu situation taxawee sa xel dana dem ci loolu. ndax nag yow am nekk nga koo xam ne nii parce que nit ñi moom kenn ku ne ak ni ngay gisee. ak ni ngay defee. xam nga boo gisee mbas mi explication bu ñu joxee leen ko ci. waaye da nga gis sax ku taxaw ne amut. dëgg la de loolu loo ci mën. waaw mu nekk lu doy waar. alors capitaine sa kàddu gu mujj lan lay doon. waaw kàddu gu mujj gi daal mooy vraiment mooy vraiment message yi nga xam ne ñi ngi koy joxe kër yi. ñu gën a vigilant. kër yi ndax nag lu bari ci biir kër yi lay amee. am na études yoo xam ne wane na ne ci en tout cas France c'est autour des plats. oui mooy wàllum lekk yi. foofu la transmission bi di gën a amee wàllum lekk yi ak yooyu. waaw muy surtout parce que li ko waral mooy foofu dañuy dajee ba pare ñëpp di waa kër gi dañuy dindi seen i masque. di waxtaan di lekk. kon moo tax ci biir kër yi aussi bu ñu jàpp ne man nekkuma ci mbedd mi rek su ma duggee sama kër dama daa di war a def lu ma neex nangam. ca ñëpp di génn di dugg. biir kër yi aussi il faut que ñu vigilant. ñuy désinfecter comme ni ma ko leerale woon léegi yooyu dafa war a doon ci pratique yi. lavage des mains aussi. dafa war a doon loo xam ne nii systématiquement da nga war a am sa lavage des mains nga jënd ko. teg sa saabu waxuma yow rek nga di ko def mais da ngay boo dee borom kër boo dee góor wala jigéen da nga war aussi di xool membre de la famille ñu koy farataal. parce que début bi mën naa xaw a jafe mais bu demee ban miin ko kenn dootu ko fi nga ko war a defee rek boo yegsee sa xel dana wax na ne fii dama ko war a def. nga def ko. ñu terminer ak image bi. waaw lii en 30 secondes nga commenté. waaw lii mooy gel bi mooy xam nga loxo bi boo xoolee tilimut. loxo boo xam tilimut nii ci gis waaye teewul nag mën na am ay microbe. loolu tax gel bi moom baax na fii parce que gel bi boo ko ci appliqué moom tam ay 40 secondes moom tam application bi doone patam rek daal di wuy. boo tamit dafa am comme ni ma doon wane raxasu bi léegi. noonu nga ko war a appliqué moom tamit nga xam ne daanaka sax 40 secondes war na koo mat. bu ko defee gel boobu temps de contact boobu muy am ak microbe bi. moo koy rey.
man lay gërëm baax di la sant capitaine Moustapha Kane. waaw jërëjëf man aussi ñu la sant parce que aussi message yi yéen da ngeen a bokk ci suñu relais. parce que lii nga xam ne ñu bari ñu ngi koy seetaan. bu ñàkk ñu am luñ ci jàpp. bien sûr te wax dëgg yàlla comme ni nga ko waxee amuñu kii boo xam ne kër gu ñu mën fa dugg. waaye loolu daal bu ñu vigilant ci kër yi daal yàlla mën nañoo dimbali. mu nekkoon capitaine Moustapha Kane nekk chef de la brigade régionale d'hygiène de Dakar naka noonu moom moo amee seen chargé de communication lépp lu jëm ci wàllum communication moom moo ko yor di ko gërëm baax di ko sant mbokk téléspectateurs yéen tamit amul seen fay ñu leen di gërëm baax di leen sant ba suba incha allah ñeenti waxtu.